ñaw togg yi fee ndawtal gi nag yebbi affaire yooyu xam nga man loolu je trouve que ce n'est pas normal ak jamono bu ñu toll nii jamono bi dafa metti man de aw ma jëkkër te ñaan naa yàlla tamit su ma amee jëkkër moom yàqu bu ëpp boobu moom du ma ci fekk moom franchement pale parce que loolu ay boor la ci fekk te bu jàllee da ngay xalaat ni ngay fayee boor yi. non mais man loolu ni ma ko jàngatee loolu borom xaalis duñ ko def tey ñi nga xam ñoom la ñuy wax borom barke tey yàlla may leen ay teraanga duñu gaspiller seen alal xam nañ fi ñu koy teg loolu baa doole rek a koy def ñi nga xamante ni amuñu dara. da ngay gis koo xam ni day loué ci kër jabaram am doom mu def ci loo xamante ni ay quelque temps lay dawal am problème mu luyaas te yooyu yëpp baaxul te jabar man pour man chaque jour ngénte la chaque jour mariage la parce que saa yoo xëyee yaa koy dundal yaa koy jox muy lekk ka naan bu feebaree yaay faj kon tey bu amee doom li ci ëpp solo mooy bu juddoo fexeel reyal ko xar utal ko tur bu baax te jéem ko teg ci yoonu siraatal mustaqim yar ko yar bu tax yar boo xamante ni yàlla dina ci kontaan yonent bi dina ci kontaan. ay ca mi nga koy jërëjëf Babacar ñu jaajëfee bu baax waa régie ak askan wi nga xam ne nangu ñu àddu ci suñu micro tey ngénte la ñuy wax ndaxte ngénte dafa doon xeetu cant ndax balaa ngaa ngénte da nga naan doom a ngi te doom bu la ko yàlla mayee mu doon xewal bi nga xam ne wax dëgg yàlla neex na lool. teral ko yàlla ne maanaam bu ma la joxatee ay xewal dama ko sante te bokk na ci xeeti sant yi nga xam ne dinañu koy sante yàlla may la doom nga teral ko parce que dañuy wax ne doom nawle la. li may wax saa su nekk booy mayal mag waaye booy lebalal xale. ndax xale du fàtte. te doom ju fi màggati magi koñ bi di la wax neex ngénte wëlbatikul dem ci sa baay ne ko jërëjëf massa coono. parce que la mu daj la. am loo xam ne nag peut-être sunna la bu ñu fi fekk bu ñu waxee sunna mooy lu ñuy royee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna bi ci ngénte moo di na nga wat karaw gi boo amee gàtt reyal ko boo ko amul c'est pas grave tuddee ko turu bu baax ndax kër yowmal xiyaam doom dina poñe bàyyi ne ko lu tax juróoma ci yoon lu tax tuddeewoo ma turu bu baax lu tax dugaloo ma alxuraan kon donc pour bàyyi mën a wàccoog loolu il faut que doom maanaam bàyyi bu dee jullit il faut que bàyyi matale loolu léegi nag ci gaspillage bi nga xam ne dinañu koy gis ndeyale bàyyale magale pasare xaalis te tollootuñu ci jamono jooju ñuy wax ne couple bi ci boppam nañuy waxtaan parce que dañuy wax wat gaal ak yéegoo te yenn katu xëddeen dañuy diisoo bala ñoo jóg te nag kuy xeexee dooley jàmbur bala ngaa tooñ da ngay tàggoo ba pare ndax couple bi nga fekk nga nekk seen goro bëgg leen a dugal ci loo xam ne yenu àdduna la te xamuloo peut-être ndax ku góor ki loxoom jot na ginnaawam dafay xaw a metti d'une part ayca yàlla may. waaw ngénte nga. waaw ci kàttanu yàlla. sa soxna terle na. bu baax. nit ña lekk nañ ba suur naan nañ ba màndi. bu baax. waa léegi nag ana gaspillage foofu. boo gisee ma ne gaspillage. xam nga cant daf ci bokk nga woo say bokk say xarit say am di jàmm nga bokk ak ñoom bànneex bi la yàlla defal. jox leen ñu lekk jox leen ñu naan jox leen ñu lekk jox leen ñu naan. ku woo ay nit foog loolu am. waaw mais nag gaspillage bi may wax mooy. bu loolu paasee. dañuy làng. làng googee du góor ñi de. mais bu may jooy jigéen ñi laay jooyal. d'accord parce que képp ku làng ba ngoon jot. sa ngénte neex lool. say bokk gërëm sa jabar. yooyu bu guddee bu ngeen tëddee war nga wax jërëjëf soxna si. ndax sa loxo dugg ci. làng yi ñu def nii. du góor ñi de. loxo jigéen ñi la ñu doon ay jàmbaar. di teggi seen i natt. di dugg ak a génn. pour teral say bokk. ngir mën a am assise bu baax ci seen néegu sëy. mais am na ci ñoo xam ne nag. exigence lañ koy def. boo ko defal ñu xas la toogee la dëkkal la néeg boo dëkkul dootuñu la considérer bu mën nañu fa jaar sax ba yàq sa ménage ci influence yi ñuy def parce que sa jabar teraluñu wala boog ñuy jël beneen jeeg exemple di ko wax jeegu teraanga alors que ay dàq sa ginaar wax sa soxla la sa jabar la ñuy gaara wala bu yàggee mu gis boppam mën a répercuté wu ba ci sa ménage. par contre am na yeneen famille yoo xamante ni contraire bi la ñuy def carrément sonaluñu jabar yi doom loo leen day jox sax ñun la yokkal ci sa bopp wala yóbbul sa kër yooyu am na mais gaspillage man dama naan mooy loo xamante ni mënoon na ñàkk mais li ma la laaj say parenta noo leen def loolu noonu mooy farata wallaay tam ku woo ay nit nag di nga débourser dara am na ñoo xamante ni ñoom bërébukaay ba ñuy liggéeyee sax duñ leen yégal ngénte wallaay moom day tudd rek ñëw démb dama doon tudd point loolu kooku moom day yàq xeer booy sànni
xeeru la. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ne. mën ko def ko dara newu ci. te le baax dara newu ci. xam nga gaspillage ça dépend ndax ki koy def. ndax mën xam nga tey mën nga man dama doon xam ne benn grand dama ko wax ne ko. da ne man du ma jënd xaru ay xaru 300 xaru 150 000 du ma ko jënd. yàq la. ma ne ko mais da ngay jënd télé 300 000. da ngay jënd lii nangam lu tax nga ne lii yàq la. am na koo xam ni mën na jënd xaru 300 000. amul ko benn jafe-jafe lebut xaalisu kenn li jëntul kenn te it mi ngi gérer kéem kooku mën na dem jëndi ji ko. kooku amul benn problème. mais li bon mooy ki nga xam ni mënta jënd xaru 300 000 mais nee naa xalil mii kat xar mii ñu ko yebal xaru 300 naa ko wuti. di ngand lu ba dugg ci lu ma mënut. loolu moo dul yoon. kon dañuy delluwaat ci sëñ Cheikh wax ne ki mën def. dara newu ci. ki tële yëpp baax. dara newu ci. xam nga saa foofu dama lay rejoindre d'une part wax la ni li ma wax sànq kuy xeexee dooley jàmbur booy tooñ war ngaa tàggoo. bari na jigéen ñoo xam ne dañu nekk ak seen jëkkër bés yu mel noonu jot. mais xam nañu li seen jëkkër attan li ñuy wax ne bopp bëddu yenn waaye xam ne li bopp attan. mais nag ñoom bëgg turu rëy. wala bëgg fu ñu dem di leen waxtaanee yoonu marché bi ci grand place yi. mais après dinañ ko am tamit aussi. mais ñooñu dañuy dugg ci ay bor yoo xam ne. ci ndodd borom kër gi lay mujj teguwaat. te loolu mën na la ne kan moo la wax ne mën naa lii ba nga may dugal ci ay bor waxoon naa la yemal ci li ma mën. te mën na indi problème. mën nga dem lebi ay tissus yu cher pour teral sa bopp mën nga lebi ay cheveux naturels pour teral sa bopp yooyu yëpp day doon yoo xam ne après ci bopp borom kër gi lay nekk. ay ca yeggalil. mais waaw dama la doon ñamal rek. mais danga ma ñamal mais danga may yeggale sama xalaat. mais dama la doon ñamal. da nga yeggale sama xalaat. waaye ndam bii passé yéen a ko féetewoo. waaye kan ma fi nekkoon sax yow la wala. yaa ko féetewoo ko dem fa. kañ la woon. léegi xam nga lan moo garaaw. ok. man ma ngent sama ngente macha allah. yor sama xaalis defar ba mu très bien. yow yoroo dara nga toog fële naan day puukare. loolu ci boppam tamit du yoon. parce que ki nga xam ne war da nga may déglu ma rek déglu ma xam nga am na ngente yooyu non bu ne lee millionnaire c'est que xam nga tey nee naa la bu ko neexee mu nekk millionnaire bañ koo def bañ a ngente bu la neexee nga bañ a ngente bu la neexee tamit nit ki nekk na millionnaire dépensé na ci ngenteem li nga xam ne moom la ci dépensé yow nga toog fële tegale say tànk naan non kii puukaree kese moo ko dugal ci lii mën na ko def sans pour autant que mu puukaree c'est que tamit il faut tamit nga tenir compte yoo xam nga c'est que li bon mooy ñi nga xam ni yoruñu sunu classe bii nga xam ne yoruñu ba noppi di ngandul di yóotu lu ñu àttanut dem lépp ma sàmba lépp ma demba ngir daa dee amal benn ngénte loolu du yoon ñooñu ngay waxal ñu yorut ba noppi di wane ni yor nañ nit ki boo yor da ngay xam sa bopp xam ni yoroo mais am na ñoo xam ne fii yoruñu ba noppi te dañ fii am na ñoo xam ni bu ñu ndékkee wala seen añ yi doole gi ñuy añee bu ñu ko añee ñaari fan troisième jour mu doof ton la ñuy añee la ñuy ndékkee man gis naa ko fii am na ñu ko xam ne bu weer yi di soog a dee ay omelette la ñuy def ay kii yooyu mais nu weer yi di gën a faree ñu wàññi ba mu jigi mu rox may neef man yàlla dénk leen lu ñu mën a wooyee seen i collègue seen am di jàmm te duñ ko def mais loolu lan la loolu am na muy noonu loolu am na wax kay loolu am na ñàkk koo mën waxuñu ko xam nga mais boo yoree ba àddina yëpp xam ne da nga yor nga def ñu gis xam nga Omar man fi may wax doom xéwal ba ca yàlla def maanaam tudd ma tudd kenn maa jox sommation xéwal ak mbégte ba ca ne bu dee mën nga ko bul yéem la nga cay def bu dee milliard jar na ko parce que mbégte la xéwal la yàlla moo ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis man yàlla bu ma la defalee te ay xéwal na nga koy waxtaanee te di ko béggee fésal ko ba ñëpp xam ne yow mii li mbégte bi la yàlla jox yaa ngi koy savourer mais nag li ñuy bañ mooy yóotu loo xam ne jotuloo ko dama ne complicité dafa war a am ci diggante couple maanaam doom juddu na commencé leen waxtaan ku jëkkër ji na waxtaan ak jabar ji ne ndax waxtaan ak jëkkëram lan la ñu décidé li ci des nag ay goro laa ki njëkkee gi yooyu ndajem till ak golo yoonu cokkeer nekku ca ba digga ñàkkus geenam dictateur rek moo dul wax non xalil xalagu nga waay non daanu nga lan la décidé ko fekkee yumpaañ bi ko fekkee ko fekkee maa la ko wax yaa ngi dégg doomu aadama yi mën nañu
wut leen la mbaam borom biir. Xalil waaye Xalil yow Xalil yow ci sa waxtaan. nit déglul. waaye noonu li mu wax moom laa d'accordul. li nga wax d'accordul ma ay lan lañ décidé. yow yor sa kër yor sa jabar ngeen am doom nga war a ngeen te nga naan lan lañ décidé. war na ko wax ñi laan muñ kat yow sa jabar war leen wax lan lañ décidé. may ma gis nga couple waaw. bu ca communication dañuy waxtaanee ko ba déggoo ci mbir parce que doom ji da nga ko dencal 9 mois wallaahi mu ñëw nga war gungewaat doom ji moom yoonam boo nelawee baax na boo nelawul baax na kon ngallawaaye waxtaane leen ko li ngeen décidé parce que yéen a bokk doom ji bien que santam lay jël mais yéen a ko bokk dictateur rek moo naan duma ko waxtaane ni ma bëgg laa koy defee réew mi toj na kii nag ndekete ñi laan maa ngi lay félicité di la ñaanal muñ kat dëgg nga non dama ne ko ban kilifa saa njogu Aïssa Omar non damay daaneel fi ma taxoon sa rubrique la waxal ba daaneel keneen doo ko wax sénégalais yi mais na wax ba pare loolu sa yoon nekk ci loolu du sa Inde Pakistan la sénégalais yi waaw mën nañ la jënd le mbaam borom biir bu yaatu maa la ko mais xontu ga seen yoon nekku ci seen ngañ da cee ne soosu diw ba neex na njogonal yi ñoom ñuy xeet bi classe bi jëw ci ngénte rek la ñu mën ak moom mi greffage am bu moddeeg demul salon njogonal ya doyu ñoog man de lekkuma du ma ndawtal yooyu yaa ngi stressé borom xew bi ba souvent da nga puus ci loo xam ne mënu ko ëllëg ay bor fekk ko ci Omar ñu koy poussé ci lu mu mënul waaw loolu moom ki ñu ci poussé la rek nit day am personnalité man jëndaloo ma xar ba may takkaloo ma mënoo ma def loolu lu ma neexul sama bisu ngénte loolu mënta ne loolu moom ça dépend ci personnalité kii war a ngénte léegi nag bu dee ni da lay diri it xamoo fu sa ndong di dal xam nga fii li ñu dal Xalil mooy dañoo rëy ning te amuñu ngooñ sim Omar bu ma la soriwul woon nga jox ma loxo waaye yaa ngi gis saa joxal ma ko loxo yaa ngi gis ci yow la ko dégg yu sew mu ñëw di ko boobu man maa ko waroon a wax booy taje la man dafay soo daan na Galilée bu bees mën na ko booy nii mu daal di ñëw rek xam ne tey jii waaw nee na moo la jox boobu nga wax waaw moom moo may dee ok nangul naa ko waaw ayca léegi loolu moo dal ñu bari maanaam dañuy jéem lu ñu mënul te dafa am benn baat bu Seydou Lamine Niass doon wax ma dégg ko ba tey ma jàpp ko mun a foom xaalis jarut a taaji 16 ndax du yàgg xaalis kenn du ko foowe te ci gaspillage sànq li saa wax da ci xawal yi maanaam yow li ngay tuddee gaspillage te des fois tamit di ci poser question parce que nit ki tamit ki amul jikko xam nga tey ji ki yorul bu dee non man damay xëy ngénte nii nii dafa yoragul mën naa am bu yoree jikkoom feeñ ba li ñuy sikkee ñëpp ñu sikkee ko par exemple kon ki yorul bu dee wax rek jàppal ni waxu ko yorul la beneen bi ci topp mooy daanaa dégg sama benn waay Lamine Samb di ko wax mu ne li ñuy def ci nagu tudd yi Lamine Samb waaw mu ne buñ ko doon def ci ordonnance yi nagu tudd wala nagu dëj waaw buñ ko doon def ci ordonnance yi loolu Lamine Samb ko waaw loolu ci moom laa ko mos a déggee non maa ko jox maanaam ñun dañoo xaw a am hypocrisie daal mun ma ko wax ci wolof parce que day xaw a rëy mais dañuy gisal boobu ñuy def mooy fi ñu war a def ak li ñu war a def duñ ko def mais cela n'empêche pas que yow ki nga yor jigéen la aussi bisam rek la am te nit ki boo ko xeebalee bisam rek xeeb nga ko bisam la am bis boobu mu am mooy lan war na ci sañse war na ci solu war nañu teral ay ganam teral ci ay gorom mais non du sax du doon wanewu c'est-à-dire que warugar lay doon warugar mooy li la war te du la wàcc mais nga xam foo ci yem maanaam nit day am mesure day équilibré day xam lu ne ni ñu ci duggee bañ a soobu ci dara parce que adduna moom géej la boo sooboo ba sori rek la si entièrement d'accord mais dama la ne ki am doom ju juddu jar na milliard mais nag amuloo ba pare di karcapaatu lepp fii taf yëngal fii loolu laay wax jigéen ñi waaw débat bi am na solo macha allah indeti nga lu am solo ci gaspillage bi nga xam ne mu ngi ci xew yi waaye saa wax na ko léegi maanaam gaspillage ca ka ko mën maanaam ki nga xamante ne tey yàlla may na ko tey mu mën a jënd ay xar 1 million am ak ay jasneeram ak i cuubam ki ko yàlla may kooku nañ ko nangul te bañ a jàpp ne day yàq ajaratu ki nga xamante ne amul nag nga xamante ne moom njëgul laax la am
wala sax amul sax lu mu tuddee kooku wala njëgu guro la am kooku na yem ca la mu am dañ bañ ko koo xasee waaw te ñu bañ ko koo xasee ndaxte nag réew mi bëri na ñuy dugg ci li ñu mënul ci ñenn ñi ña leen cay dugal mooy entourage moo xam sa côté parents yi bu dee ci ku jigéen ki la bu dee ku góor ki ñu ngi la naan gis nga de sa doom sa nawle diw gis nga lam fiy def gis nga kële lam fiy def sa doom bàyyi nangam te nag yàlla dafa bind te yemalewul kon bu ñuy wax nañuy sóoraale ñi nga xamante ne aussi yàlla mayu leen bu ñu xewle yow mi nga xamante ne nag yow la yàlla maye ba nga ci xew yi di maye parce que gis naa ko xew boo xam ne dañ ciy may ay caabi oto di ci maye ay 1 million ay 2 millions di ko may waykat te ñàkkul yow may def loolu am nga mbokk boo xamante ne bu añee du reer wala bu ndekkee du añ genre yooyu ñooy tax man may bañ gaspillage ñi nga xamante ne tey mën nañoo dimbale seen i mbokk mais defuñu ko mais dañu ñëw ca artistes ya nga xam ne ñoom ñooy ñëw ca xew ya di def ci ñoom alal bu dul jeex kon rek war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax a baax. man xale nanguwuma sax mu gaspillage parce que ngénte yi li ci am yëpp man tuddee ma ko gaspillage déjà doom su juddoo di nga ko tudd nit ñi ñëw dina lekk sa jabar dina solu loolu moom c'est obligatoire parce que du am doomam ñëw nit ñi di ko xool noonu. beneen bi ci topp yaa ngi wax waxu teralaati fii xew kuy sëy te amoo teranga kër ga ngay sëy di nga fa xat lool. déjà goro yi dootuñu la jox respect bi ñu la war a jox ñaari baat ñett yoo wax ak moom dinañ ni yow amuloo teranga beneen bi ci topp yow mi nga xamante ni ni yoruloo lan moo tax nga bëgg a incarner sa bopp bëgg a forcer ni man dama war a def nangam wala sangam da ngay dem ci ngénte man gis naa ko ba taay ci ñu ma jege lool dañuy jënd nag jënd xar yeew ñu def ngénte lu neex suñu paree goro bi dañ koy yebbil tegal ko ci 1 million wàññiwu leen dara mais yow mi nga xam ne amoo ko bëgg a xool ci ki nga xamante ne ni bu teralee 1 million fii ba at du ko yëg nga ne ci kooku ngay roy yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi sonal sa bopp. du dëgg non dafa yàgg a dem ngénte ku ko dégg xam ni kii làkk naa lekk mbaxalu ngénte yi mbaxalu ngoon yi non mais jamoo ay dañuy xool li ñuy def di xool li ñuy dundee mu bañ a metti yëpp. voilà très bien. jàmm yàlla sa jàmm yàgg waaye. non non yàgg marqué la de lii du kii de yàgg marqué polo la. waaye yow dem nga du ngeen dem magal ngi nga naan boo ay kii naa nga jaba yàlla seet dafa yàgg dem ngeen de xel histoire ngeen te yëpp fa la koy fekk parce que day commencé laax ba maxal. saa yi tax ngay ñaan. laax ba maxal. saa mel tax ngay ñaan yaa. xam nga laax ba ndax maxalu ngoon. ma nga fa jàpp. waaw yow. am na nu ñu bëri ëmpale ngénte li neex loolu. fekk ay jigéenam. ñoo dajale seeni weccet ku ne am fu mu dugg ku ne am fu mu dugg génn ñu dajale ki nga xamante ni moom moo nekk ci régie bi nga xamante ni dem na ngénte bu ne nee na ba nu bàyyee wàcce bâche ca la ngénte yàqu xam nga dañ daan ngénte bâche ba ngoon ñu wàcce ko nit ñi toog ci nee na ban ko bàyyee la ngénte yàqu saa ñëw li wax na wax ju am solo kookal la Omar nii li mu wax nii léeg-léeg jigéen ñi jàppale seen càmmiñ taxawu ko day am ba mu dul wax day am nekk loo xam ne am solo la loolu tax Omar li mu wax nii d'accord nañu ci mën ko def ko aayul ndax doom trésor la dëgg la teral ko loo ci def rek perte bu ko xeeb perte loo Sëriñ Cheikh wax rek tax doom la mais nag li ñuy bañ mooy incarné loo xam ne nekkul ci yow dëgg la parce que ku wane noo melul ñu ñaan la loo amul dëgg la te nag Thione Seck nee na boo bëggee noppalu ci àdduna xoolal yow ñi nga tane bul xool ñi la tane parce que parfois nga gis koo xam ne day xew fu mu romb ñu ne dinaa ngénte ba ngénte fu dara newul fekk ne wax dëgg yàlla nag bu ci nit ñi jàppul doo dem mooy li ma wax ne booy wax benn baat dama lay yokkal benn baat ci li ngay wax daa am ñu olof dafa ne ki jimloo moom kase doo jàmbaar ni dem defi ki jimloo mën kase doo jàmbaar boobu moom saa moo la ko dee wala ni dem defi man dama gëm defi maanaam lii ñu ne mënoo ko nga dem jëli ko waaw bi nit ki bisam la am ñu bëri dañuy jaawle gaspillage yàq ak générosité tàlli en parlant y a des gens yoo xam ne ils sont généreux en parlant est-ce que dégg nga ku mën loo jéem kese looy jéem waaw kese loolu nga xam ne doo jàmbaar maanaam koo xam ne li nga mën kese ngay kii bañ a incarné doo jàmbaar loo ko doo jàmbaar maanaam da ngay rëy bët la bëgg a da ngay rëy bët la bëgg a xam nga tey li nga xam ne moom la ñu tënk ne mooy sunna ci ngénte waaye léegi boo waxee loolu xam nga loolu wax olof la def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw nag jeex na li nga xam ne daal mooy farata bi il faut viser la lune waaw tomber dans waaw mais xam allez viser la continuer de viser la lune tu vas tomber dans waaw yow au fond de mer nga naan ay dans kii
allez continuer de viser kii def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw. waaw loolu la olof wax. li may tëjee mooy def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw maa ko moom yow it nag. maa li ma wax ni ma def mu naan li may tëjee laa naan def loo maa ko moom. bul tëjee sama yëf. mais yow est-ce que yaa ñu moom. mais maa ko moom. mais yow yaa ñu moom yow. léegi loo moom def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw. moom moo ko da nga judd fekk. kii li mu fi keree sànq. waaw léegi wax jooju fu mu jógee ki tappalee la ma. voilà mi ngoog ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di amati mbégte kontaante présenté leen seen rubrique école des jeunes mariés comme ni ñu koy defee alarba bu jot ci seen émission Taku Show ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax sama famille Kaolack maa ngi leen di béggee Mbour gi ma yaroo Ngaparou gi ma yeewoo Fësta Lady ay Serigne Fallo ak Abdou Karim mu ndaw bégge naa bu baax a baax Ajaratu Fatou Kébé la présidente de l'association Fans Club groupe Walfadjri comme li nga wax la. xam nga fi ñuy jógee fi ñuy jógee dañuy def étape par étape ay épisode la. mais ça yow yaa définir sujet. non mais nampal après feral. non wax na dëgg parce que nag xam nga fi ñuy jógee. bugguñu pëccëxoo. pëccëxoo am dañ koy jël étape par étape. ba keroog ñu comprendre jabar jee koy dee yi daan ko. na yàgg na bu demee jabar ji ne ko. bu fekkee ci plateau bi ngay toog di dëggalal. beneen yoon nag bu kenn poñe sa jëkkër ci ne ngénte woo mag nangam. bët du yenn waaye xam na lu bopp attan wasalaam. nu defe naa ni une très bonne leçon ñu lay jaajëfal Khalil doomu Mbour ji ñu ngi lay ziar borom ñu ngi lay remercier borom l'école des jeunes mariés jaajëfal Omar Bun Khatab Gueye jaajëfal Alaaji Sanjoogu Mbeng ak Fatou Dieng Sala Fatou Endo man nag damay daal di bu ma rappelé li fi jàll damay daal di romb dem toogi na la ca plateau ba xajal leen jox leen ba suba rendez-vous su Kambaay daal di ñëw seq ak Sanjoogu ak yeneen 4 candidats yi nga xamante ni mooy carré d'as bi ay ca seen émission Taku Show tey nag ma àndoon ci ak Omar Gueye ci luy ay di njàmbat mu dalaloon ci Ngunda Ndion di ingénieur électrotechnicien di formateur fële ca G15 ba nu ca noppee Fatou Dieng Sall ñëwoon na ànd ak yéen ci India Show ñu àndoon ak jabu ci coulisses yi Ablaye Diallo gunge ko ci su ma nekkoon président askan wi am na ñu ci wax bu nu nekkoon président na ñuy doxalee ba nu ca noppee école des jeunes mariés ñu àndoon ci di nag remercier wala di souhaiter un joyeux anniversaire à Salma Néné Diouf foofu la ca Zac Mbao kooku suma bébé la tey la anniversaire am ñu koy souhaiter